seen télévision Al Mauritania et spécialement seen émission pencum askan bi mbokk yi am di jàmm yi jamono yi am na mbokk yoo xam ni fa tabarakallahu ñi ngi ci ay tolofu mbas mi ñenn ñi di jóg ngir wàllu ngir topp ñenn ñi tamit mbas mi dal leen ci béréb yu bare ci réew mi bu ko defee ñuy nuyu bu baax a baax di dolli dooleel mbokk yi nga xam ni ñu ngi ci waar wi lu toll ci ñetti téeméeri équipe yu ñu déployé yu ñu digal ñu wër fu askan wi mën a nekk ngir ñàkk leen jamono yi ci deuxième dose AstraZeneca ak Sinopharma ak Johnson mbokk yi ci réew mi ñu ngi koy jot ci seen deuxième dose ñu ngi jaajëfal le ministère de la santé di jaajëfal également bépp kuréel bi nga xam ni yaa ngi jóg topp li nga xam ni mooy troisième campagne vaccination bi mu am solo lool di ci ziar mbokk yëpp di encourager bu baax a baax sama mbokk waa Rosso yële dans le Trarza vraiment ci deuxième campagne bi ñu taxawaay bu am solo ba jukki lu toll ci lim fanweeri junne vaccin yi nga xam ni dem na ci mbokk yi ñu leen di ziar bu baax di ñaan yàlla gox yi ci réew mi yëpp gox bu nekk nga taxaw jonn dem ñàkku ji ci waay këru docteur yi donte ne bii yoon moom équipe mobile yi dañu daal de fekki askan wi fi nga xam ni foofu la ñu dëkk kilifa ga njiitu réew mi jawriñ ni ñu dénk doxalinu réew mi ku jub langu politique gi les associations de femmes groupement d'intérêt économique yi ñu ngi leen di ziara bu baax a baax di leen ñaanal ñuy massawu suñu mbokk yooyu nga xam ni ci naufrage gaal fële ci côté Bakkal ak Jaagali ci jafe-jafe taw ak ngelaw bu jéggi dayo juróomi nit kenn ñàkk bakkanam ñi ci des nag ñu leen di seet ñu ngi lay ñaanal seen i mbokk di artu doomu aadama yi jamono yi ñuy xool météo ndaxte lu mel noonu lu toll na compte rendu météo démb jukki na ko muy mel ni buñ ko xoolee rek dañuy daal de fagaru di ñaanal mbokk yi ci taatu dex gi les villages et les localités du fleuve aussi bien ci côté Sénégal ak ci wàllu Mauritanie ñu ngi leen di ziar bu baax seen émission pencum askan wi fas yéene topp aji soxna soo xam ni dafay yëngu ci kuréel wu ñuy wax mouvement des femmes de FACSEM boo ko déggee dafa nekk fédération boo xam ni moo lëkkale bépp mbootaay ci doomaanu réewu Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi dañ ko faral di wax ne mbokk mi fu mu mën a dem ci Afrique en tout cas ci réew mi rawatina ak réewu Mauritanie day daal de fekk rek ni ñaari réew ñi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Ngoné Ndione di présidente association mbootaayu aji soxna bu am solo boobu li ñuy jukki ci réew mi incha allahu rabbi dina ku ci ànd ak yéen ñu jox ko kàddu gi mu nuyoo asalaamaaleykum Ngoné ñu ngi lay ziar di la dalal jàmm ci télévision Al Mauritania. waaleykum salaam Idrissou maa ngi lay nuyu di la ziar di la jaajëfal di la remercier bu baax a baax ci opportunité bi. bu loolu weesoo ma nuyu sama deuxième pays. la Mauritanie di nuyu di jiital ci nuyoo yi son excellence le président de la République monsieur Ghazouani et son épouse. di remercier aussi di nuyu aussi le président de la République du Sénégal monsieur Macky Sall et son épouse. di nuyu aussi sunu autorités yi nekk fii son excellence monsieur l'ambassadeur du Sénégal en Mauritanie Moustapha Ndour et son ministre conseiller et tous les membres ses collaborateurs de l'ambassade. di nuyu aussi le président de la FACSEM le président de la communauté sénégalaise bi nekk fii Mauritanie muy Assane Gueye ñoo ngi koy nuyu waaw Assane Gueye ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko ziar moom mi jiite sénégalais yi nekk fii. di nuyu aussi la communauté sénégalaise di nuyu aussi les femmes mouvement
Faxam bi maa ngi nuyu jigéen yi si nekk yëpp di leen jox seen wàccuwaay les braves femmes les patentes femmes maa ngi leen di nuyu di leen ziar tabaarakallah merci beaucoup fa tabaarakallah ñu ngi lay nuyu bu baax a baax yow tamit di la dalal ak jàmm damay rappeler ni Ngoné Dione mooy présidente mbootaay boobu nga xam ni ñu ngi ci liggéey bi ci réew mi donte ne ci réew mi la ñu bokk dégg ngeen ko léegi mu jukki nuyoo jëmale ko ci ñaari njiitu réew yi rawatina ak ci son excellence l'ambassadeur di ko ziar di ko nuyuwaale moom tamit bu baax a baax xam ne rek doomaanu réew mi ngeen dañuy dem jukki li nga xam ni moo jukkeeku ci mbas mi démb téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti doomu aadama yi nga xam ni am nañu virus bi rawatina ak ñeenti waay làqu ak li nga xam ni mooy ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent yi nga xam ni ñibbi nañu seen kër ñi ngi ñaanal mbokk yëpp ñu farlu ci vaccin yi donte ne vaccin lu ñu wax mooy lu wóor mbokk yi réussite campagne bi la ñuy ñaan ci kàttanub yàlla buur bi yàlla jërë ngeen jëf soxna Ngoné réew mi nekk réewu Mauritanie dañ ko yàgg wax République islamique de Mauritanie suñu diggante ak réewu Sénégal am lu bare yoo xam ni daf ci dox ci histoire ak lépp li nga xam ni mooy mbokkoo ak ku am tànk fee am nga tànk fii mu doon ñaari réew yoo xam ni faaw dañuy ànd boo may defal lecture wala ñuy ñëw ci Covid lecture taxawaayu ñaari réew yi donte ne yéen da ngeen nekk ci kuréel yoo xam ni da lëkkaloo la rek doomaanu Sénégal bu fi nekk daf fiy toogal askanu Sénégal waaye dañuy jàpp ni ci réewu Mauritanie la dëkk boo mooy wax ci diggante ñaari réew yi lan nga may wax Idrissa merci beaucoup li nga wax dafa am solo parce que ñaari réew yi benn réew la kenn mënu leen a tàkkali ñoo bokk ndey ñoo bokk baay parce que ñi nekk fii ñun ñi nekk fii ak Mauritaniens yi nekk fële yëpp ñun benn lañu képp sénégalais boo gis bu nekk fii rek am na ay mbokk fële bépp Mauritanien bi nekk fii rek am na ay mbokk fële kon ñun ñaari réew yi benn lañu kenn mënu koo xar ñaar di jaajëfal bu baax le président de la République macha allah vraiment ñun sénégalais yi léegi moom macha allah daal laay wax am na yokkate bu baax a baax ñu leen di jaajëfal bu baax di ñaax ñëpp di leen wax ni Mauritanie Sénégal benn réew la kenn mënu koo xar ñaar ñoo bokk ndey ñoo bokk baay nañu continuer rythme bu baax la di diisoo di déggoo di jàppalante ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kenn mënu koo xar ñaar jërëjëf waaw bokk ndey bokk baay ci kàllaamay la présidente d'une grande association bi nga xam ni ci jigéenu Faxam yi wax nañ ko léegi président Assane maa ngi lay nuyu di la ziara Ngoné ñu nekk ci Covid 19 mbokk yu bare ci àdduna bi dañu jukki ay kaddu ni jigéen mooy actrice bi nga xam ni moom la ñu jàpp ni moo mën dékku mbas mi ñu génnee ko ci dëkkuwaay yi jàpp nga loolu ndax am na ak yéen seen taxawaay rawatina ak ci biir association bi ci fànnu xeex mbas mi ak vaccination yi waaw loolu dëgg la ndax jigéen mooy lépp jigéen moo nekk ci kër yi ñoo nekk fépp kon jigéen lépp loo xam ne lii mi ngi ci ay loxoom rek day dem macha allah wër na la waaw day dem est-ce day dem loolu moom lu baax la mbas mi liñ siy wax toujours ñu ngi nekk di sensibiliser nit ñi pour ñuy dem di vacciner wu man mi vacciné wu naa Johnson bi moom laa vacciné woo sama carnet de vaccination mi ngi nii waaw man vacciné wu naa jigéen ñëpp def ni yow waaw jigéen ñëpp nañ def ni man vacciné wu naa Johnson bi laa jël te képp koo xam ne kii sama jege waale nga aussi dama lay sensibiliser ngay vacciné wu pour ñu dem vacciné wu même mouvement des femmes bi am na ñu si vacciné wu vidéo yaa ngi fii dañuy sensibiliser et tout pour nit ñi di dem di vacciné wu parce que dalay aar wax yu bëri mi ngi siy génn mais wax yooyu di si génn ça ne veut pas dire que ni waruñu vacciné wu new ñu du la daaneel mais vaccin bi dina la aar ci lu bëri kon rafet na baax na aussi nit ñi ñu dem ñu jël vaccin yi ñu jël aussi matukaay yi di takk masque yi di def gel yi di jël distanciation yi lépp matukaay yi nga xam ne yëpp daal dañ koo wax ci Covid bi nit ñi ñu di ko jël ñu ngi leen di ñaax chaque fois et encore de plus nañ jël matukaay yëpp ci mbas mi
dem ñàkku ji nañu ñàkku ji ñàkk yu baax la man ñàkku naa aw ma benn effet secondaire macha allah bi ma ko defee aw ma ko woon donc ñu ngi leen di ñaax bu baax a baax ñu dem vacciné wu jël matukaay yi yàlla baax na yàlla musal ñu su mbas mi tegg ko fi moom mi ko fi andi sas boobu nga sas aju soxna yi ndax soxna yi nga jiite ak nu ñu toll sas bi foofu la njëkke ak li nga xam ni mooy ay action yu ñu taamu jóge askan wi di leen ñaax ci geste barrière yi wala di leen ñaax ci vaccin yi wala itam weccoo ak ñoom li nga xam ni moom mooy yenn yu mel ni saabu ak yooyu ndax kuréel bi xalaat na ko wala jot ngeen ci jóg waaw jóg nañ ci jóg ñu ngi ciy jóg bu baax a baax njëkkewul ci mbedd mi ñun dañu boot ay jigéen ñu toll ci ñaata jigéen ñu dañu bari parce que déjà mun naa wax ni li ñu boot ëpp na 300 jigéen 300 et quelque ëpp na ko donc sensibiliser boobu ñuy def ñu ngi koy def partout yemul ci li ñu boot rek yemul foofu képp koo xam ne kii am di jàmm nga xame nga ak fépp fuñ ñu woo wala dara dañuy ñaax nit ñi ci mbas mi ñu leen di ñaax pour ñuy jël matukaay yi bu baax a baax waaw yemul foofu rek yemul ci lee rek mais fee moom aussi base la lan ngay wooye base la parce que li mu ëmb ci ay jigéenu kilifa dafa bari donc te ñoom aussi dañ may déglu bu baax waaw donc heure bu ñu nekkee foofu dañ leen di muy mouvement des femmes bi muy fédération bi ci boppam parce que fédération bi moom moo ëmb ñëpp mooy communauté bi moo ëmb lépp donc foofu la njëkk a sosoo ñëw ci jigéen ñi fédération bi FACSEM mooy lépp luy yëngu ci doomaanu Sénégal ci réew mi waxuma la Nouakchott mais ci réew mi communauté bi la communauté sénégalaise bi nekk fii en Mauritanie FACSEM moo leen ëmb am na presque plus de 80 associations yoo xam ne ñoo adhéré ci biir FACSEM waaw donc moom moo ëmb fédération bi jàpp ngeen ni ci biir réew mi lu toll si juróom-ñett fukki mbootaay ñu ngi fi ci biir réew mi nekk ci biir ñi nga xam ne ñoo adhéré am na ñu adhéré wul am na ñoo xam ne fii ñu ngi fi nekkuñu si mais ñi nga xam ne ñi ñu ngi ci biir foofu yegg na ci lim boobu ma wax waaw fédération bi moo ëmb communauté bi président Assane Gueye jiite ko waaw la communauté sénégalaise bi nga xam ne mi ngi fii ci biir Mauritanie jërëjëf mbokk yi dégg ngeen présidente Ngoné Ndione jukki na li nga xam ni tontu na laaj boo xam ni excès guñ ci woon mooy mu wax ñu ci FACSEM ak rôle am ak ni mu taxawee ci réew mi defe naa ne am na lu ñu fi toftal tuuti dinañ ci dikkaat mais bu ñuy dem directement ci mbootaay bi nga xam ni xalaat ngeen ko ci biir FACSEM muy mbootaayu aji soxna yi lan mébét boobu naka la ñëwee ak contexte de départ bi nga xam ni xalaat ngeen ko pour jukki lu toll na mbootaayu jigéen bu am solo boobu waaw loolu fédération bi moom moo taxaw bi mu taxawee ñu jiital ma jiite jigéen ñi mbootaay bi ci biir fédération bi la jóge fédération bi moo jur mbootaay bi waaw moo ko jur foofu la jóge ci biir fédération bi la jóge ñu jiital ma biñ ma jiitalee ma yaatal ko ba mu yaatu di sensibiliser jigéen ñi di leen xam ni ab réew boo fa nekkee da ngay dugg ci dara da ngay bokk ak say mbokku réew ci la ñu nekk yàlla def nag jigéen ñi dégg ko bëri woon jigéen ñi ñu fi nekk te nekkuñu woon ci dara mais biñ leen sensibiliser dañoo ñëw dugg te bi ñu duggee macha allah gis nañ ci njëriñ ndax vraiment mouvement bi nekk loo xam ne dafa taxaw nii rek dafay loo xam ne lii day liggéey dañuy liggéey hiérarchiquement administrativement da ngeen am ay gis-gis voilà dañoo am ay gis-gis di tëral ay activité di def lu nekk di dimbale nit ñi di dimbale man sama taxawaay jigéen ñi la man jigéen ñi moom les femmes aw ma ci toujours au service des femmes sama taxawaay góor ñi nag nañ ci bokk tuuti waaw foofu defe naa ni am na waxtu kenn koo xam ne mi ngi na sax est-ce que bàyyi woo ko ca kër ga waaw loolu dëgg la mais man jigéen ñi moom mais liggéey yi ngeen jotoo def ci réew mi ban année la mbootaay bi juddu ak jéego yi nga xam ni yéen a ngi koy def waaw man mbootaay bi mu juddoo yàgg na mais man bi ma ko jiitee ak léegi ñu ngi dugg ci 2e année bi nii
ñu ngi si ñaareelu presque bientôt 2 ans. décembre le 8 décembre le 8 décembre bële lañ ma faloon. bii nii le 8 décembre bii la ñuy def 2 ans. d'existence. waaw ci sama biñ ma falee. te laay am 2 ans. waaw mbootaay bi nag li muy liggéey dañuy jàppale jigéen ñi ci lu bari. ndax ump leen ni dañoo nekk ci réew. te tolof fu ne lekk lay jóge police tribunal fépp ñu ngi fa. fépp foo xam ne nii jigéen am na fa problème rek ñu wooñu dañuy dem taxawu ko taxawaay bu mat sëkk. dañuy dem taxawu ko taxawaay bu mat sëkk. bu ñu woowee mineur da ngay gis yenn saa yi xale nekk fa. brigade des mineurs. ñu wooñu ñu dem taxaw fa taxawaay bu rafet. taxaw fa cas viol bu amee ñu wooñu ñu dem taxawu suñu mbokk jigéen yi parce que jigéen dafa vulnérable. mais est-ce que mën nga ñu jaaral ci yenn cas effectif yi nga xam ni jot ngeen ko gis ci diggante liggéeykat ak ki koy liggéeyal ci genre yu demee noonu foofu laa doon jëm si muy ñi nga xam ne suñu mbokk jigéen yi nga xam ne dañuy nekk ci kër yi di liggéey da ngay gis ku liggéey ba weer dee ñu war la fay duñ la fay ñu andi la problème yóbbu teg la police dañuy jóg dem taxawu ko xam ne lii bu ne yoon la ñu xam ne yoon la bu dul yoon ñu xam ne du yoon président yi jóg ma jóg waa social jóg ñu dem taxaw si dox ko ba ñu libéré nit ki ngay gis ku dem tribunal ñu dem accompagner la taxawu la ba nga pare si sa situation da ngay gis ku am beneen jigéen bu am problème ak jëkkëram ay affaire u doom effectivement ñu dem taxawu la d'ailleurs même am na si koo xam ne kii un exemple bi ma lay jox rek kii doon sëy ak benn malien ñu am doom ñu am problème jëkkër ji jël doom ji yóbbu ko Mali mais dañ ci taxaw ba mu delloo si doom ji ñu dem jusqu'au tribunal doom ji revenir yaayam mu nekk léegi ci ay loxo yaayam parce que moom moo am droit téye ko parce que xale bu ndaw la ak yeneen bëri na cas yu bëri yoo xam ne yi ñu ngi koy lijjanti fii ci biir dëkk bi surtout cas jigéen ñi dañ ciy taxaw bu baax a baax a baax a baax a baax a baax xam nga taxawu dafa am solo ndaxte wolof dafa ni ay du yam ci bopp borom waaw dañuy gis ne loolu d'ailleurs mooy importance su immigration immigration nga le fait de migrer nit dana dem fu sore dana dem aussi fu jóge mais ku ne xam na ni diggante ñaari réew yi ak li ñu seq jogayantoo nañu jogayantoo boo xam ni boo gisee doomaanu Sénégal fii jàppal ni da ngay gis doomaanu réewu Mauritanie fële loolu ci ñaax dafa dugal mbir boo xam ni dafa ànd ak ñu sensibiliser doomaanu réewu Sénégal yi fi nekk ak doomaanu réew mi nekk ak ñoom parce que boo nekkee ci réew jóge ci beneen réew man dama koy faral di wax à chaque fois sa réew bu ëpp priorité mooy réew mi nga ne nga koy xamal xam li fiy dox xam lu fiy yëngu xam liñ fiy aaye xam aussi li nga xam ni aaye wuñ ko fii loolu am na solo mais ci fànn yooyu laa wax ci fànnu ñaax doomaanu réew Sénégal ñu jéem a conformé wu ak li nga xam ne mooy dox ci réew mi est-ce que na ngi ciy liggéey waaw dañ ciy liggéey parce que toujours dañ leen di xamal ni soo ñëwee ci dëkk première des choses demal nga jege sa ambassade waaw il faut da ngay bindu ji carte consulaire mais carte consulaire yi dañu wax ni dafa jafe non naka lay demee boo ñëwee ci ambassade boo ñëwee comme Covid bi moo tax léegi da ngay woote jël rendez-vous suñ la joxee sa rendez-vous nga ñëw andi sa photocopie d'identité sa 3 photos d'identité sa 1300 nga ñëw nga déposer sa carte consulaire dañ lay jox rendez-vous nga ñëw 1300 ou bien 130 émérits waaw moom ngay joxe ak 3 photos d'identité ak photocopie carte d'identité mais da ngay woote avant nga parce que numéro bi c'est affiché là-bas et tout boobu ñu ngay bañ ñu tàncaloo ci buntu ambassade mi ngi noonu léegi bu ñu la joxee rendez-vous nga ñëw soo ñëwee nga déposer sa carte consulaire là say kilifa yi nekk fii si dëkk bi dinañ xam ni sama doomu réew bi mi ngi fi d'abord boo jógee ci loolu nga nekk ci réew nga jóge dëkk ba dëkk nga ñëw boo ñëwee ci dëkk bi nga ñëw da nga war a xam dëkk bi li muy bëgg li muy bañ dëkk bi bëggul lii duma def lii lii la bëgg damay def lii mu bëgg nga dem nekk ci sa liggéey nga am sa jàmm loolu toujours dañ leen ci ñaax boo ñëwee ci réew la dëkk ba bëggul
bu ko def ndax fii lépp la dëkk bi di bañ defoo ko bépp problème bu la nit mënta andil dañuy jóg taxaw si te da ngay am jaam sauf nga dugg ci li nga xam ne lii réew mi bëgg ko effectivement waaw boo dugg ci réew mi bëggul moom loolu mooy loolu mais lépp loo xam ne lii problème la te du lu réew mi bañ dañuy ñëw taxawu la ci nañ ci war a taxawoo ba mu mat sëkk am na solo lool am na solo donc doomaanu réew Sénégal nu ñu jàpp ni am na taxawaay boo xam ni même d'ailleurs même dagguma la même d'ailleurs même dañ doon def journée de solidarité des détenus chaque année dañ ko doon def mais les 2 années yi defuñu ko ci pandémie bi ñu boobu yan détenus les détenus sénégalais qui sont ici en Mauritanie chaque année dañuy nga xam ni yoon daf leen teg loxo waaw chaque année dañuy doon jël benn jour ànd ak suñu autorités yi lan ngeen doon def ci biir journée bi voilà journée bi journée des détenus la dañuy def benn quête bu ñu defee quête bi fekk suñu autorités yi dem nañu xam nañu nombre de prisonniers yi ñu am fa nekk ci biir kaso yi muy góor muy jigéen buñ ko xamee ñu xool ñoom li nga xam ne nii moom la ñu soxla ñu xam ko bu ñu defee collecte bi ba pare ñu jëndal leen li nga xam ne nii lépp ñoom dañ koy soxla foofu ay yére yeneen ak yeneen yëpp muy góor di jigéen yi nga xam ne dañ koy soxla ñu jël ñu defal leen ko ay colis ànd ak suñu autorités yi la communauté ànd ak suñu autorités yi nekk fii ñu dem ñu demee ñu visite leen jox leen déglu leen aussi effectivement déglu leen parce que y a des innocents qui sont là-bas effectivement dañ leen di déglu ku si nekk dañ lay déglu sa cas lii la on prend des notes bu ñu paree foofu bu ñu ñëwee dañuy dem au tribunal ñu xool dossier bi pour mën a suivre dossier bi ñi nga xam ne c'est des innocents pour ñu mën a suivre seen dossier mun leen a dimbale pour ñu mën a génn ci kaso bi waaw mais ñaari année yi moom defuñu ko à cause de la pandémie mbas mi donc dégg ngeen présidente Ngoné Ndione li mu jukki jëmale ko ci seen i activité ma jàpp ci ñaar yoo xam ni dafa am solo boo xoolee lëkkaloo bi nekk diggante liggéeykat ak ki koy liggéeyloo mbokk yi war nañu seede ni bare na tolof-tolof yenn tolof-tolof yi ci ñàkk bañ am contrat de travail benn parce que nit ki booy liggéey il faut mu am këyit boo xam ni war na la lëkkaleeg ki ngay liggéey ci biir kayit bi ñu xaatim ci ay mbir yoo xam ni ku nekk fa nga war jaar loolu defe naa ni bu ànd ak topp ak seen association defe naa ni problème yu bare dana wàññeeku ci diggante li nga xam ni mooy doomaanu réewu Sénégal yi nga xam ni ñu ngi nekk di liggéey fii ñu ziar leen jamono yi ndax ñi ngi fu ne ci secteur informel vraiment prestation de service yi ràññee nañ leen xam ne am nañu poids lool ci réew mi donc ñu dalal leen jàmm ñaanal leen jàmm ci réew mi ndax la Mauritanie aussi est un pays très hospitalier yow wax nga ko léegi ci kontante ak ci dal gi nga xam ni dal ngeen ko fi ba ku ne bu liggéeyee am lu mu yóbbu ci réewam ci sutura am na solo lool mais madame la présidente am ngeen koppar waa koppar tuuti rek lañ ci am tuuti rek tuuti la mais tuuti loolu ngeen ci am dañuy wax ne boo amee tuuti boo ko gradué boo ko sàmmee jaarale ko fu mu war jaar mën na jur dara mais dama faral di comprendre ni ci biir mbootaayu jigéen yi yéen a ëpp seen xam-xam moo gën a màcc ci ak góor ñi ci li nga xam ni mooy jur xaalis buy jur ak jóge askan wi naka lay demee ci fànn koppar ak loolu dëgg la ñun jigéen ñi comme bi ma nekkee ci njiit géeg léegi maa ngi ci ñaareelu at première année bi dañu far rek ñu def benn activité pare ci mbas mi dugg en mars dañ ko pare le 8 mars rek je pense le 14 mbas mi commencé lëmbe àdduna bi mais ñu jóge ci loolu mu gàllankoor bu bëri bi nga xam ne bii feuille de route bi ñu amoon feuille de route war a def ay activités yu bëri mu gàllankoor ñu bi yàlla defee affaire yi wàññeeku ba 8 mars bi passé aussi ñu doon préparer aussi pour defaat activité mais activité bi mujj nañ ko def ñu ko def le 30 mai bi ñu defee le 30 mai mu tombé waale woon aussi ak fête des mères effectivement macha allah ñu def ko bi ñu paree ñu am revenu
revenu boobu ñu am en plus dañuy def ay cotisation dañoo am ay carte de membre dañuy jaay carte de membre ku bëgg a dugg ci mbootaay bi ñaata lay joxe wecceeku ak adhésion. waaw ku bëgg a dugg carte de membre bi 1500 ouguiya la. 1500 mooy waa adhésion bi ak carte bi. mooy 1500 ouguiya 150 MRU. moom ngay joxe. ñu defaral la sa carte de membre boo yoree carte bi rek. waaw daanaka am nga couverture ci réew mi. jeex na am nga taxaw ñu lay taxaw rawatina ci jigéen ñi. jërëjëf waaw léegi weer bu nekk aussi dañuy réunion heure bu ñu ñëwee réunion dañuy cotiser 500 ouguiya. juróomi téeméer. waaw jigéen bu nekk jigéen bu nekk moom lay. mais ci lim ñaata ngeen di toll ci 500 ouguiya yooyu ci lim minimum 80 personnes 100 personnes. non plus. plus yegg nañu 200 et quelque ans. est-ce que yegg nañu 200 ñaar téeméer ak lu topp. waaw ku ne juróomi ñi nga xam ne nii am nañu ay carte de membre. effectivement bokkut ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biir te amaguñu carte de membre te jusqu'à présent. nit ñi ñu ngi dugg. ñu ngi affilié wu waaw ñu ngi affilié wu pour defar carte de membre et tout. loolu ñi nga xam ne nii loolu la ñu am. moom la ñu jël ak li ñu amoon. jël ko di ko financer. association yi. da ngeen leen koy delloo ñoom. waaw dañ leen koy financer association yi wala individuellement. par association. la ñuy financer pour nga dem yóbbu sa association yow ak ñi fa nekk pour ngeen liggéey boo leen séddoo ngeen liggéey. ngeen ñëw delloosi. ñuy jox ñeneen. noonu la ñu nekk nii di doxalee. delloosi bu am jur wala delloosi noonu rek luñ la jox ngay delloosi. jur bi wala dana am intérêt yi. waaw am na intérêt mais teguñu ci lu bëri. parce que mënuñu cee teg lu bëri ndax dañ leen a bëgg a jàppale. socialement voilà dañ leen a bëgg a jàppale donc jur bi mënul bëri. dañ ciy teg junni bu nekk defe naa fukki junni yu nekk junni lañ ci teg. di chaque fukki junne booy delloo fukki junne ak benn ngay delloo voilà jërëjëf moom lañ ko def fukki junni yu nekk junni lañ ci teg voilà pour ñu mën a di gën a mën a renforcer kees gi di gën a mën a renforcer kees gi te di leen gën a encourager pour ñuy gën a am Pastef pour liggéey. effectivement waaw ñu ngi lay jaajëfal la présidente Ngoné Ndione di présidente association bu am solo bi nga xam ni dafa lëkkale ñi nga xam ni mooy mbootaayu jigéen ñi ci réew mi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax soxna Ngoné yaa ngi ci réew mi xam nga réew mi booy mooy wax ci jigéenu Mauritanie naka nga leen di taxawalee. jigéen sénégalais yi fi nekk. non jigéenu Mauritanienne yi nekk ci réew mi. waaw ñoom ngeen fekk si. moom lañ xam nga ñëwu leen boo leen ñëwee du ngeen fekk si góor ñi. góor ñi jigéen ñi ngeen fekk si ci réew mi. boo mooy taxawalal jigéenu Mauritanie. la femme mauritanienne. lan nga may wax. bon c'est des braves femmes. braves dames oui c'est des braves dames. ñoo fi nekk aussi des battantes femmes. da nga ko fiy gis. je crois parce que oui parce que ñun. dañuy dem ci ONG yi. effectivement loolu moo tax dañuy nekk ak ONG yi. parfois da ngay gis ay braves dames yoo xam ne dañuy taxaw des battantes femmes ñuy taxaw man su ma gisee jigéen yu mel noonu man da nga may neex. waaw man da nga may neex parce que man dama bëgg jigéen bu brave. dama bëgg jigéen bu battante. man dama ko bëgg. donc jigéen ñi fii macha allah bëri na fi foo dem fu nekk. y a des hauts et des bas. voilà mais dañuy taseeg des braves femmes. yu nekk ci biir dëkk bi. man d'ailleurs man maa ngi yor restaurant fii man restauratrice la. ah oui oui. ah oui sama restaurant mi ngi fii depuis yàgg naa ci dëkk bi. maa ngi liggéey yor sama restaurant. mais je vois damay gis n'importe qui. da nga koy gis ci restaurant bi. parce que foofu on peut dire que c'est un QG. c'est un lieu de rencontre. Tu vois n'importe quoi n'importe qui. mais je gère. waaw effectivement je gère damay gis façon bu nekk. mais da ngay tase ak ñoo xam ne ñii vraiment da ngay xam ni kii. voilà ay ñafekat lañu. mi ngi noonu voilà voilà que ça soit mooy jigéen ñi. que ça soit bii wala bee. mais da nga ciy gis ñi nga xam ne ñii. c'est des braves femmes. elle croit en waaw am na solo lool am na solo lool. ay dóorkatu waar da nga ciy gis ay dóorkatu waar. parce que ONG yi ñu nekk ONG yi nekk fii. ñooñu fay taseeg jigéen ñi surtout bu ñu amee ay cas de viol. ñuy taseeg ay ONG yi nga xam ne yii dañuy ñëw pour taxaw nit ki.
voilà mooy AFCF. dañuy liggéey ak ñoom une femme très brave. voilà dañuy liggéey ak ñoom. oui défenseur des droits de la femme. même tout récemment am nañu benn cas de viol. bu grave. mais dañoo ñëw ànd ak ñun taxawuñu jusqu'au tribunal. ñu dem ba tribunal. des va-et-vient et tout. waa brigade des mineurs aussi macha allah ñu def seen liggéey bu am solo. waaw ñu def seen liggéey maa ngi saluer de passage ñi fa nekk ñëpp. vraiment naa ma limee juum. mais ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. ba mi ngi foofu adjudant chef bi di nuyu seen commissaire bi. da ngeen miinante ah. waaw seen commissaire bi ñoom Papis voilà vraiment ñoom Papis ñoom El Hadj bëri na ñi nga xam ne ñi vraiment Labat ak kii jigéen bi comment il s'appelle encore. son nom fàtte naa ko aussi ñoom ñëpp c'est des braves dames man su ma leen gisee toujours damay gën a am courage voilà damay gën a am courage parce que seen taxawaay da lay wan ni ñii ay jigéen yu dëgër lañu dañoo taxawaay bu dëgër ay jigéen yu dëgër lañu te boo ñëwee aussi dañ lay déglu effectivement chaque fois bu cas amee bu ñu demee foofu ba xool cas bi lan la ba pare dañuy dem ci ONG yi nekk foofu wax ak ñoom ñu daal di jóg ñu aussi taxawuñu effectivement am na solo lool donc mbokk yi am di jàmm yi je rappelle que maa ngi dalal la présidente Ngoné Ndione jiite li nga xam ni mooy mbootaayu aji soxna yu bàyyeekoo ba réewu Sénégal ñëw ci réew mi am na solo lool mais bu ñu dellusee ci fànnu koppar nit ki boo ko joxee koppar bi nga xam ni mbooloo moo ko moom da nga koy topp ba xam fu mu koy dugal wala waaw bu ñu leen joxee xaalis bi dañ leen di topp pour ñu xool fu ñu koy dugal parce que joxuñu leen ko pour ñu dem fowi dañ leen koo jox ñi nga xam ne ñu ngi def commerce ñu renforcer seen commerce am na xam nga parce que soo xoolee fii la majorité des Sénégalais yi nekk fii sont dans l'informel. L'informel, oui. ñu ngi ci informel bi. te informel lu am solo ci réew la. mi ngi noonu lu am solo ci réew. donc informel bi ñu nekk ñiy jaay yooyu yu ndaw yooyu ngay gis ñu di ko jaay soo leen appuyer dooleel leen seen loolu day gën a jëm kanam. parce que miin nañ ko ba pare. miin nañ ko xam nañ ko. parfois da ngay gis koo xam ne kii day yëngu ci lii mais ñàkk de moyen day tax ba li muy yëngu. du dem mais boo ñëwee nga dooleel ko da ngay daal di gis day sukkandiku liggéeyam gën a jëm kanam mu gën a am ci loo xam ne lii da ciy jàpp pour mun a dimbali njabootam parce que ñi fi ñëw ñëpp dañoo bàyyi njaboot ginnaaw. ah oui vraiment dafa daw yaram voilà dañoo bàyyi njaboot ginnaaw te bu nekkee ni da ngay dem di liggéey liñ lay fay nga bëgg ci dund bëgg a fay sa kër bëgg a yónnee njaboot gi dafa metti metti na lool. donc yéen da ngeen nekk benn vecteur boo xam ni buy lëkkale ci wàllu moyen ñi nga xam ni di leen jàppale ñi nga xam ni vraiment ñoo nekk ci réew mi te néew doole te ñëpp amuñu chance su liggéey waaw il faut que ñenn ñi def lii ñeneen ñi def li ci des am na solo lool personnalité bu jigéen boo gën a taamu ci réew mi muy sa xarit wala personnalité boo ma woy wax kenn kan nga may wax man doom lay benn laa fi am. muy kan. maman Sarata Diatta. sama jumelle de cœur la. Sarata waaw Sarata. dafa am dog-dog sax moo tax ñëw. elle est présidente ou voilà, quelque part. elle c'est la vice-présidente de l'action sociale. bu FACSEM. mais ci mouvement des femmes bi elle est la présidente de l'action sociale. on travaille beaucoup. c'est ma jumelle de cœur. sama xarit la sama doom ndey la. kooku man ak moom dara mënuñoo tàkkale. dara foo ko gis da nga may gis tey nit ñi buñ ma gisee fii gisuñu ko dinañ leen jaaxal mais dafa am ndog-ndog moo tax ñëwul. yàlla na ko yàlla waaw dafa am ndog-ndog moo tax ñëwul effectivement ci mais yitte rek kooku waaw parce que kooku dañuy liggéey ci domaine fii. ñuy liggéey aussi ci beneen domaine bu ñuy wax association des femmes migrantes en Mauritanie. Migrante surtout. Oui. Mais attends, c'est important. Oui. booy wax ci fànnu migration. dafa sensible. voilà foofu moom mooy présidente bi. je suis sa secrétaire. mais comment vous travaillez dans la migration. bare na doomaanu réewu Sénégal yu jaar fii ci réew mi. waaw te taamuwuñ ko. waaw foofu migration bi moom macha allah dañ ciy liggéey bu jéggi dayo. comment expliquer mbokk yi. waaw boobu doo bàyyi ma bàyyi. non parce que dafa nga invité la présidente xam nga barki démb rek wala démb
pas plus tard benn groupe de migrants ñu ngi départ au Sénégal. wallaahi xam nga à côté de nous. wallaahi ce n'est pas sûr et puis. wallaahi ak kii. ñu chaviré nii dafa doy waar wallaahi ak ñi jóge woon Nouadhibou tout récemment rek. doy waar ñu andi leen fii. ñi nga xam ne ñi rescapés yi si desoon ndeysaan sonnoon lool. vous voyez. voilà donc cas yooyu laaj nañu. il y a plusieurs cas yi nga xam ne jaar na fi. ah oui. plusieurs cas jaar na fi. mais oui ku leen seet si mun na am yenn information. waaw c'est la migration. mais war nañ dolli taxawaay war ngeen dolli taxawaay ci réew mi. waaw ci réew mi. waaw migration bi moom vraiment ñu ngi ci liggéey bu jéggi dayoo di ci sensibiliser. parce que affaire migration bi ñun sensibiliser nañ ci jeunes yu bëri yoo xam ne yii mujj ñu dem. parce que dañ ci mais comment ngeen leen di détecter. dañ ci amoon sunu benn ndeysaan collègue doomam daf ci demoon mu nekkoon taawam. amoon ci moom yaakaar dafa metti un jeune de rien du tout. mu dem mu des ci ndox mi. affaire bi metti. waaw yaa ji sax ba léegi dafa feebar ba mujj na dem ñibbi Sénégal. oui dafa doy waar. waaw affaire bu metti ñu téye jeunes yi. di leen sensibiliser. man dama doon sensibiliser ba ñu saaga ma. ah oui mais en général. am na benn jeune boo xam ne en général jeune booy sensibiliser. da nga leen di gis ñu mer wala. comme parfois am na si ñi nga xam ne da ngay waxtaan ak ñoom du ñu mer ñu ree naan la sama yaay lii wala laa nga waxtaan ak ñoom ba delloo si leen. parfois am na si ñi nga xam ne nag ñoom du ñu gis lu dul dem sooy wax ak ñoom dañ ciy mer. mooy ki ma saaga woon rek. bi may wax ak moom di ko yedd ci affaire boobu mais daf ci mer ba saaga ma mais je l'ai compris. il faut. waaw je l'ai compris que ni bëgg-bëggam la. dafa bëgg gisul lu dul dem mais taxul. mais dañuy egg ci niveau yooyu man baat. je n'ai jamais parlé à un décideur de la migration. mais dañuy yegg ci yenn niveau boo xam ne bii du ñu gis du ñu dégg lu dul dem. Barça mbaa Barça. dem. rek mais est-ce que nit bu normal mën na arriver à cette situation là. bon parfois la aussi, cause peut-être. voilà parfois aussi la cause moo koy def. mais pour yow am na cause bu war a tax ngay dem xalaat dee wala. bon tu sais les jeunes léegi yi mooy loolu te en plus boo gisee sunu 8 mars bee passé. sensibiliser nañ ci ay affaire clandestin bi. parce que comme niñ ko daan waxee. mais ñaaxaat yaay yi nga xam ne lu ci ëpp dañ doon wax ni seen yaay yi ñoo leen di jox xaalis. te gis ngeen ci ay cas yu mel noonu. di teggi nat. est-ce que di jox sa doom. pour mu dem dee ci ndox mi. loolu lépp dañ ci doon sensibiliser jigéen ñi pour ñu bàyyi xale yi ñuy jox xaalis ne ko demal sa morom bii dem na. mais xaalis boobu ñu leen di jox boo defee un tour ci yenn dispositif yi entrepreneuriat ak auto emploi indi. mi ngi noonu. mais rapidement da ngay évoluer en restant chez toi. wallaay mi ngi mel ni comme am na benn moment aussi boo xam ne bi andi woon nañ fi ay rescapés ils étaient nombre de combien 20 et quelques mais ñooñu bi nga demee mooy ñu jóg ñi kii yoon teeroon maam xaar. dañu sonn boo leen gisee. da ngay jooy seen yaram yi dafa def ay góom. ñii mënuñu toog seen gémmiñ yi dañu sonn de telle sorte que man bi ma demee foofu ba toog di waxtaan ak ñoom buñ la waxee xaalis yi ñu dépensé. c'est possible ils pouvaient réussir ici. man loolu laa leen wax réussir. ma ne leen yéen xaalis bi ngeen jël dépensé ko mais lii boo jëlee investir ko ci lii ak lii ak lii. da ngay dem mais da ngay dégg ku la ne mère waaye loolu day yàgg Europe boo demee nii ma ne ko mais léegi yow xaalis boobu dépensé nga ko ana mu pertoo ko yaa ngi nii. tu n'es allé nulle part. mais am na si ñoo xam ne dañu ne. merci parce que gis nañu. vraiment gis nañu dee si seen kanam nañu pare ñu ngi jaajëfal seen mbootaay boobu nga xam ni di artu gune yi nga xam ni ñu ngi dem Barça wala Barsaq. vraiment l'immigration en Afrique dafa rusloo sax. xam nga ñun amuñu dara lu ñuy wuti ci réewu tugal yi. boo ko xoolee. vraiment ñun est-ce que réewu tugal yi sax ñoom ñoo war a migrer léegi fii en Afrique. parce que jàmm ji bare na en Afrique. et jàmm bu doomu aadama. njëkk def ci boppam mooy jàmm boo xam ni yaa ngi yeewu gis say mbokk. boo amee defal leen jëflante ak ñoom. boo amee tolof
ñu taxawu wallu la. loolu vraiment proximité bu am solo la. Bientôt je pense que OIM ak ñi nga xam ni ñooy gouvernement réew mi ñi ngi def liggéey bu am solo ci littoral bi waaw parce que porox ndoll yi fa la gone yi di jaar di egsi ci naka sudul noonu ngir def réew mi comme jàllukaay dem bitim réew mais ne vous en faites pas réew mi ñu ngi taxawaay yoo xam ni fa tabaarakallaahu ci lëkkaloo incha allah waaw taxaw réew mi ñu ngi ci am nañ ci taxawaay bu am solo depuis année passée bi nga xam ne affaire yi tar na vraiment am nañ ci taxawaay bu am solo ba mu daloon ba wàññeeku OIM aussi di taxaw effectivement ñun aussi suñu ambassade heure bu ñu andiree rescapé aussi ñoom aussi dañuy jóg déplacé wu dem xool taxawu leen avec la communauté président Assane Gueye jóg social jóg ñu jóg dem taxaw xale yi xool leen ndeysaan dalal seen xel d'abord faj leen doog leen a OIM doog leen a jël pour yóbbu leen d'ailleurs même ma remercier aussi le président de la République ci moment Covid bi Mohamed Cheikh El Ghazouani waaw ñu ngi koy remercier la communauté sénégalaise mi ngi koy remercier bu baax parce que ci moment Covid bi aussi joxoon na une aide de 100 familles à la communauté sénégalaise yu nekk fii waaw bravo joxoon nañu une aide de 100 familles am na solo vraiment ñu ngi koy remercier bu baax a baax di remercier aussi foofu pardon le président de la République son excellence Macky Sall mi nga xam ne aussi dugaloon na ci réew mi xaalis bu bëri ci aide Covid bi pour les Sénégalais dugaloon jot ngeen ci oui topp ngeen ko ba am ñu ko jot waaw loolu moom mun naa ci wax lu bëri parce que ci commission bi laa bokkoon effectivement ci commission bi laa bokkoon voilà vraiment le président dugaloon na fi mais am na kenn ku des koo xam ni sañoo parete li moo ko vraiment war ngeen créer lëkkaloo ak moom kenn koo xam ni vraiment la première dame du pays quand même oui avec ses actions sociales waaw kooku moom basam moom dama koy téye Mariam waaw Mariam la première dame Mariam Faye Sall daa njëkkee wax ak moom jigéenu sénégalaise yi nekk fii ci Mauritanie moom elle est sociale yi muy def yëpp ñun ñu ngi koy gis vraiment donc ñun jigéenu Mauritanie yi nekk fii aussi soxla nañu social boobu muy def première dame bi fii def ko comment première dame réew mi def ko waaw am na solo waaw ok d'accord li première dame Marième Faye Sall di def fële première dame fii def ko c'est en symbiose voilà parce que d'ailleurs ça se voit la fois passée bi son excellence ñëwee avec la première dame nga gis leen ñoom ñaar tu vois que vraiment voilà très beau mais yéen a ngi seen ay jëfam ci réew mi waaw jëfam ñu ngi koy dégg bu baax a baax donc ci foofu laa jëm ni ñuy déggee jëfam yi muy defal waa réew mi ñun aussi ci réew mi la ñu bokk jigéenu réew mi ngeen waaw ci réew mi la ñu bokk vraiment parce que ñun aussi on fait partie des gens yi nga xam ne yi dañuy dugal comme ci réew mi non bokk ngeen ci développement réew mi voilà mi ngi noonu vraiment donc moom aussi ñu ngi koy woo ñun les femmes sénégalaises mouvement des femmes FACSEM yi nekk fii ci Mauritanie jàkkaarloog moom laa bëgg nga jàkkaarloog moom waaw en face waaw parce que li nga wax am na solo génnoo cercle jigéen ñi voilà donc maa ngi woo la première dame Mariam di ko xamal ni aide sociale bi nga xam ne bii mi ngi koy def fii ci réew Mauritanie ñun jigéen sénégalaises yi nekk fii ñu ngi koy woo pour ñun aussi mu gëstuñu ci parce que soxla nañ ko on est des femmes on est vulnérables ak te ay jigéen yu battantes lañu yu gëm seen bopp aussi donc soxla nañu li nga xam ne nii mi ngi koy def ci réew mi aussi mu gëstuñu ci ndax ñun aussi ci doomu réew mi la ci doomu réew mi lañu ci réew mi la ñu bokk waaw ci réew mi la ñu bokk nañu gëstu wooñu jàppale ñu ndax liggéey rek la ñu bëgg te ñu ngi liggéey donc mu gën ñoo dooleel jàppale ñu ci social boobu muy jërëjëf Marième Faye Sall aussi maa ngi koy woo moom aussi
mu bàyyeel ñu xel ñun jigéen Mauritanie waaw sénégalaise en Mauritanie social bi muy def Sénégal aussi nañ ci boole am na solo nañ ci boole am na solo trop am na solo parce que ci la ñu bokk ñaari côté yëpp la ñu bokk am na solo trop mbokk yi am di jàmm yi Ngoné Ndione est la présidente de la grande association bi nga xam ni mbootaay bu am solo bi nga xam ne les ressortissantes sénégalais yu nekk sénégalaises yu nekk ci biir réew mi moom la jiite mu am solo lool dégg ngeen jukki yu mu jukki jógee jëmale ko ci seen activités yi nga xam ni moom la ñuy def ci réew mi waaye taxawaay yu am solo ci wàllu émigration clandestine ci wàllu aussi taxawaay ci yenn litige ak yooyu am na solo lool maa ngi nuyu monsieur l'ambassadeur son excellence di ko ziara Omar Diaw Baxaw également maa ngi koy nuyu sama xarit ku baax l'historien bravo à toi sama waalo boobu maa ngi koy nuyu bu baax a baax sa kàddu bu mujj madame la présidente sama kàddu bu mujj mooy di leen jaajëfal bu baax a baax di am kontante ci invité bi nga ma invité fii opportunité bi nga ñu jox ba pour mouvement des femmes sénégalaises di gën a ñaax sama mbokk jigéen sénégalaises yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi gëm seen bopp gën a nangoo liggéey xam li dëkk bi bañ ñu bàyyi ko xam li dëkk bi bëgg ñu di ko def doxal yoon ñëw dugg si aussi ci biir communauté bi dugg si biir mouvement des femmes parce que ñun liggéey rek moo ñu ñor moo ñu fi tax a toog moo ñu fi nekkal ne maa ngi leen di ñaax ñoom ñëpp ñu ñëw gën a dooleel mouvement des femmes ñëw bokk ci biiram ndax ab réew boo fa nekkee da ngay dem ànd ak ña nekk ca réew ma bu lu ñu def nga ànd ceeg ñoom def ko di gërëm sama jigéen ñi nag bu baax a baax mouvement des femmes aw ma seen fay dañ maa jiital te faqastaluñ ma bëgg ma di ma ñaanal fuñ toll ñoom aussi ma leen di ñaanal fu ma toll di leen sant di leen gërëm di nuyu aussi sama jumelle de cœur Mama Diatta di nuyu jigéen mouvement yëpp di nuyu aussi le président Assane Gueye mi nga xam ne sénégalais yi mënuñu koo fay maa ngi koy nuyu ak ay soxnaam bu baax a baax di leen jaajëfal merci beaucoup première dame aussi Mariam maa ngi koy fàttali ni aide sociale bi nañ ci madame Khazwani fàtte waaw madame Khazwani bravo son excellence merci beaucoup mbokk yi am di jàmm yi ñu ngi leen di ziara c'était tout seen émission pencum askan wi àllarba bu jot fukki waxtu ak benn jàpp fukki waxtu ak ñaar ngeen ci faral di ànd ak doomaanu réew mi nga xam ne ñu ngi nekk ci dara jógte réew mi ak koomu réew mi waaye itam fexe ba réew mi taxawaayam ñu ràññeeku ci Afrique itam ñu ràññeeku ci àdduna bi yëpp mbokk yam di jàmm yi Ibrahima Idriss Wade la woon feggoog la présidente Ngoné Ndione de jiite association des ressortissantes sénégalaises bu am solo fii ci réew mi ñu jox leen daje incha allahu rabbi àllarba bii di ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu